dafa xam benn ndaw loo xam ne dënn fa daanu ci kawam ci taw bi mu faatu ñàkk bakkanam yëf yaa nga amee ca njaago nekk ca diwaanu Kaolack boori wàkk nguuna l'observateur moom fa xëy jox kàddu soxna yi nga xam ne fa ñuy xam jëkkër waaye saa bu ñu wannee lor hëmb ndeysaan hëmb ba fay mujj tuuru wala ñu xam doom te fekk seen xam ak doom du jot su ko defee doom ja du dund fay faatu ndax matut yéene kaay bi ne loolu nag lu métti la benn soxna ci yéene kaay bi nee na man daal xaw ma dara ci àdduna bi ndax doom mooy lépp te saa bu ma wannee lor rek ba am yaakaar rek ëmb bi fay mujj tuuru wala ma xam doom te du mat faa dem ba foog ne yëf yi ci man la faa xam kersa sax ci kanam sama borom kër waa ma ne yow loolu jaru nga ci am kersa di dëgg la nag lu métti la waaye gis nga doom xalalu yàlla la te contrat sëy am doom bokkul ca de far force fa ñu am doom déedéet yéen kay fa ngeen di sabablu rek te fa ngaa war a xool ne am na sa morom yoo xam ne xam nañ jëkkër lu yàgg ba màgget te mosu ñoo ëmb sax comme yow nag yaa ngi ëmb waaye fay tuuru yàlla mën naa def ba sa ngi ñëw nga xam doom ma teg loxo l'observateur fekkaat fa lu yéeme yow seetal fa xam benn taalibe daal fa jël paaka daal di bojji sëriñ daaram ba mu nekk ci diggante dund ak dee Allah yëf yaa nga amee ca diiwaanu Louga taaliba bi nag ginnaaw bu mu jamee paaka sëriñam ñu naan dee nag deewut fa daw dem gendarmerie yóbbu boppam ne leen jàpp leen ma ndax faa bëggoon a rey sama sëñ daara waa ma ne su fekkee bëggatoo jàng alquran nga daw jóge ca daara ja dem beneen dëkk bàyyi jàng moo gën li nga def noonu ndax sa sëñ daara fi mu toll su dee boo deewul ci kaso gi tamit da nga fa yàgg de te daw jàng moom yàgg na ci ak taalibe te walaay jàng alquran yàggut donte métti na nag waaye loo muñ rek fay jeex leer laa neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja musiba Babacoumba moo am foofu ca Matam fu ñu naan Ndulumaaji benn minicar bu am 30 ans def surnombre moom mbëkkanteeg benn camion bu am 35 ans juróom benn nit ñàkk ci seen i bakkan fi saasi yal na leen yàlla yërëm mu am 14 blessés 45 néew la ñu gis ci tefesu Sénégal yi néew yoo xam ne dañoo yàqu ba xàmmeetuñ seen i kanam Barça mbaa Barsaq lañ doon dem Bougane Gueye Dany daal ne état bi fi mu nekk nii dañoo mépriser ñiy dee ci gaal yi ba toftal ci moom Bougane daal ne jabari président de la république yor na ab saak boo xam ne daanaka 3 millions lay jar réponse yi mel ne tulleeg màlle ci internet bi ñi naan Sandaga la ko jëndee 35 000 la saak bi di jar booba jamono 24 gaal la ñu jàpp ci suñu biir géej yi ñuy napp te amuñ benn licence teguñ ko fenn ñu alamaan leen xaalis bu war a tolloog 104 millions de francs CFA waaw Zac Mbao juróom-ñeenti policiers ñoo sàcc 200 millions dañu jàpp ñaari maliens ñoom policiers yooyu ñaari maliens ñu yoroon 650 millions ñoom ñu déclaré 450 millions yoon teg na leen loxo yoon googu la Mansour Faye yóbbu woon Mimi Touré ngir diffamation Mimi Touré ba muy dikk démb tribunal dafa indaale rapport buy wane ne Mansour Faye ci boppam moo sàcc alali réew mi te li muy def tegu ko fenn waaw Moussa Balla foofu nag yegg fii ci boori Guédiawaye ak yooni Malika beeg yooya Cambérène ndakate gars yi suufi Sénégal si la ñu jàpp di ko salfaañe ku nekk di sàcc ni mu la neexee musiba la kay musiba la foofu ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de la ilaha illallah maa la wax li gi mu wax garaaw na moom yor waaw Doura Baldé day weddi na kon yor indi nañ seen démenti di ndax Doura Baldé waa këram day nee neen yor waaw la ñu bind noo nee ne dañoo bëggoon a tabax ay étage xaw ma lan LONASE dafa dem ba ay dëkkuwaayam ci boppam commencé mokk bu yor waxee lii loolee amul li am kay mooy taatu géej gi di littoral bi nga xam ne kon nañu koo jaxat-jaxatee ubil 24 heures yéene kaay ministre urbanisme ak collectivité territoriale waaw Balla Moussa Fofana ma nga woon kon ca Kër Massar gële ak Guédiawaye waaw ministre bi day nee na danañu indi kon ay gindi ci plan d'urbanisme détaillé googee ca Guédiawaye ak ca Kër Massar waaw te nee na lépp loo xam ne defoon nañ ko fa day na lépp dakk suspendre nañ tout danoar ak jee ji am démb ci alxamis bi foofee ci diwaanu Thiès kaay ca quartier bu ñu naan Mbour 3 foofu nag ñaari xale kenn ki di góor ak keneen ki di jigéen ñu bokk benn kër ñoom ñoo daal di lab ci ab mbalka bu nga xamante ni ci benn chantier la nekk mbir mi nag mi ngi am démb waxtu bi nga xamante ni mu ngi doon taw ñoom sax daanaka mel ne ñu nga xamante ni dañ leen a yónni woon ci boutique ca noonu nag la mbir mi daal di am yéex leen a xàmmee nag moo tax sax mbir mi daal di gën a jéggi dayoo ndax nag kenn ki seen xarit nag moo daal di gis seeni ay dàll ba ni ñu woowee seeni ay mbokk dugg ci biir génne leen waaye itam sax ci génne boobu boo fekk na xel xaw naa ñaaw laata itam sapeur pompier di ñëw fekk na boobu yàlla def na liggéey ci ñoom mu nekk nag mbir mu nga xamante ni démb nag nakar ak tiis daal la waa Cees kaay nekkee ci ngoon gi waaye itam tëddee ko mu nekk nag mbir mu nga xamante ni sax ba sous-préfet ñëwee daal di constaté mbir mi foofee mbir mi daal di am itam nekk ab chantier bu nga xamante ni ñenn ci askan wi itam jàpp ni foofee mu nekkul benn yoon lu war a tegu foofee waral sax jamono bi ñoom ñëpp daal ñuy laaj anakan moom chantier bi waaye itam yoon taxaw reet ba daal di fay jëlee mbir mi ndax nag bu ñu moytuwul dana fa faat yeneen i bakkan démb daal
Thiès itam daal mbir moomee moo fa daal di am gannaaw ñetti xale yu nga xamante ni nag ñoom ñoo daal di faatu foofee ke diwaanu Thiaroye-sur-Mer kees itam jël wàllam ci jéye ju mel noonu xale nag ba tey nag kenn xamul lan moo leen dugal foofu waaye daal ci ab mbalka la ñu daal di dugg jamono bi nga xamante ni mu ngi doon taw. fa am xeetu drogue bu bees bu gaay di defar boole ko ak ay médicament garab yi ñu naan waaye drogue bu ko gën a garaaw kenn musu koo gis l'observateur moo ñu ko xamal Dakar Presse yéene kaay moom fa ñoo xamal ne police bu Sénégal yëngatu na ndax tooxi doona bu garaaw moom lañ wax ne moo fa xam bés bi yéene kaay na ko may ma ngir yàlla ma wax la tooxi doona bi fa xam juróom-ñeenti policier yoo xam ne fañ leen a tuumaal ne fa ñoo sàcc ñaat téeméeri millions ay turbine yéene kaay ne faa leen di leeralal yëf yi policier yooyu fa ñoo jàpp ay maliens yu doon trafiqué ñu fekk ñu yore sac xaalis bu bëri biñ ñëwee jox ko seen kilifa ya ñu ne leen ñaataa nekk ci sac bi policier yi ne 450 millions ñoom moom sac ba muy maliens yi trafiquants yi na leen déedéet ëpp na loolu 650 millions moo ci nekkoon yéene kaay bi na léegi nag ñaat téeméeri millions yi manqué noonu moom lañ tuumal ne policier yi moo ko sàcc yëf yaa nga amee ca commissariat bu Zac Mbao léegi policier yooyu ña ngi leen teg loxo garde à vue man parc ñokkol ko ba bi ñu génne ci rédu bu xonk bi fii ci réewum Sénégal gi lée ginnaaw taxawaayam ci patrimoine mondial bi lée bés bi le jour ci la ñëw ni ko tey ji ginnaaw taxawaayu Souleymane Jules Diop waaye Ali Aïdar nee na même bu dee parc ñokkol ko baa kon génne ci rédu bu xonk wi bu mu tax ñu nelaw daal ba yandoor déedéet ndaxte nee na kon tey la ñu war a gën a mën a liggéey dëgg laa lay wax nii ndax liggéey bi ci wam nag jëm ci parc bi am na fu mu tàmbalee waaye daal amul fu mu yem déedéet yégle kaay groupe média bi ne benn camion ak benn minicar ñoo mbëkkante ca Matam juróom benn nit ñoo ci dee fukk ak ñeent daal am ci gaañu ay waay lii tamit mbaa jàmm la suur soine benn minicar bu am fanweeri at ak benn camion bu am fanweeri at ak juróom ñoo mbëkkante ba juróom benn nit daal ñàkk seen bakkan lii moo tax ba El Malick Ndiaye jëwriñ gu ñu denk wàllu transport ci Sénégal nee na accident bi na li ko waral daal mooy ñàkk tënk ci code de la route ak ñàkk sàmmoo teg dawal daal ci yoon moom jëwriñ gi ne fa laa budd jubanti daal du mën a ñàkk ci chauffeur yi ci Sénégal gi lee ginnaaw lii lépp am ci tali bi forso bi ne juróom benn nit ka ñoo ñàkk seen bakkan fukk ak ñeent am ci gaañu bokk na ci juróom ñaar yoo xam ne waxtu wi daal seen bakkan a ngi ci xottu gerte ginnaaw l'accident bi am ci Matam diggante Ndulu Madji jàpp Ourossogui yéegle kaay bi ne ginnaaw ministre El Malick Ndiaye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma ngay jébbal njaalam njaboot yi ñàkk seen bakkan ci l'accident bi ba noppi nag ne nañ jël matuwaay yépp ngir taxawu gaay yi amee gaañu ci l'accident bi le ne ci diwaanu Ndar ñeel nag ab gaal bu nga xamante ne daal dafa naroon maanaam jóge fii ci diwaanu Saint-Louis ngir dem foofee ne ci diwaanu Espagne gaal googu nag amoon juróom benn fukki nit ak ñaar la mbir takk deri daal di teg loxo rawatina comme élément wu commissariat central bu Saint-Louis ñoom nag sax gannaaw juróom benn fukki nit ak ñaar yooyu sax tegaan nañ loxo yeneen ñaar nit yu nga xamante ni ñoom daanaka ñoom ñoo nekkoon bopp yoonu mbir mi ci biir gaal googu nag amoon na fanweeru malien ak juróom-ñetti waaye itam am fukki sénégalais ak benn am itam juróom benn gambien ak ñetti guinéen ak ñaari ivoirien yu nga xamante ni ñoom ñëpp daal ci gaal googee ne lañ nekkoon képp kenn ci ñoom nag daal di joxe ci xayma lu toll ci million ak lu teg waaye itam am saa itam ñeneen ñu nga xamante ni joxe nañu téeméeri junni ngir mën a dem ci dëkk boobee di Espagne lu ci mënti am daal convoyeurs yi ak ñi ci aju ñoom ñëpp daal jamono bii teg nañ leen loxo ngir xool dëgg-dëgg ñoom daal ana ban anam lañuy sampee seen ñaawteef yooyee ndax loolu daal gis nañ ni que saa su nekk rek dafay fës loolu fii ci diwaanu Sénégal beneen gaal itam daal di teer foofee ci diwaanu Mauritanie yeboon ay sénégalais ak ay gambien ak i malien yu nga xamante ni daal ñoom itam dañoo bëggoon dem foofee ci diwaanu Espagne am ci itam ñu bëree bëri yu nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci xayma daal fanweeri nit ñàkk nañ seen bakkan am itam lépp téeméeri nit ak ñaar fukk yu nga xamante ni ba tey jii nii kenn gisu leen mu nekk nag jamono bi nga xamante ni daal mbëkk mi tar na lool fii ci diwaanu Sénégal ak itam dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo daal di wal Sénégal ndax saa su nekk rek dañuy gis ni que ay gaal yu nga xamante ni dañ leen daal di teg loxo te seeni borom sax dañuy bëgg a génn Afrique rek ngir dem daani seen doole fa nga xamante ni daal fa la ñu mën a suturloo ñu wax itam ci beneen bi rek dem itam lu mel ni foofee ne ci diwaanu Ziguinchor wax itam ay ñaari xale yu nga xamante ni ñoom itam dañoo daal di ñàkk seen bakkan ci taw bi am démb ci alxames bi ñoom itam daal taw mi daal moo leen dugal ci ab déeg ba ñu daal dee fa daal di ñàkk seen bakkan mbir mi itam bi mu amee sax la ñu daal di woo ñii di waa sapeur pompier ak waa gendarmerie ñëw def li nga xamante ni moom moo di enquête bi ñoom ñaari xale yooyu nag daanaka sax toog nag ñaari fan yu nga xamante ni kenn gisu leen seeni ay mbokk doon leen wër ndeket yooyu nag ci mbalka ci maanaam dëkk yooyee léegi la ñu daal di dugg jaaree fa daal di ñàkk seen bakkan ci diwaanu Sénégal nag lu ëpp rek junni bâtiment yu nga xamante ni daal nañ leen recenser bâtiment yooyee nag jamono bi li ñuy menacé wu rek moom moo di daal di màbb ci diwaanu Dakar nag daal di raw gàddu gi lu ëpp téeméer
bâtiment yu nga xamante ni xaw nañoo dëgër am ci itam juróomi téeméeri bâtiment yu nga xamante ni daal yooyu nag bu ñu moytuwul daañu màbb ci kaw seeni ay borom loole nag ka ko xam ne rek moom moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllum infrastructure di El Malick Ndiaye loole nag mu ngi ko xamal ci ab lël bu nga xamante ni daal ñu ngi ko doon def ngir amal maanaam ab lancement ci xool daal ana naka la ñuy def ba gën a ñoŋal lii di liggéeyu yenn bërëbu yi nga xamante ni daal ay doomu aadama dañ ciy dëkk moom mii di El Malick Ndiaye itam ñëwaat bu baax a baax ci jafe-jafe dëkkuwaay yi waaye itam sax dem bay wax nguuru Sénégal jamono bi dina fexe daal ba def projet bu nga xamante ni dina am lépp 3,000 ci ay logement looyu daal mel ni dañuy àddu rek ci la nga xamante ni moom moo fi xew fan yi moom moo di cité boobee ñuy woowee fàkk dëkk maanaam ubbi dëkk looyu nag moom mi nga xamante ni moom moo di El Malick Ndiaye daal jàpp na ni nguuru Sénégal xam na bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund waaye itam nag dinañ fexe daal ba def seen kéemtalaay kàttan ba génnee sénégalais yi ci guuta googee ne beneen guuta itam bu ñu nar a génne Sénégal yi rek mooy fexe daal ba xool ana ban anam la ñuy taxawalee yenn ci ay bâtiment yu nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal loolee sax moo waral lépp fukk ak juróom-ñaari laboratoire yu nga xamante ni daal ñu ngi ci biir Sénégal daañu taxaw tem ba xool ay bërëb yu nga xamante ni daal bu dee dafay daal di menacer dund doomu aadama yi foofee ne kenn dootu fa def la nga xamante ni rek moom moo di ay bërëbu dëkkuwaay. jiyee ji nga xamante ni daal moom moo am foofee ne ca diwaanu Kolda ñeel nag benn waay bu nga xamante ni daal moom ab manœuvre la dafa daal di réer gannaaw ci ay fan moom nag dañ ko daal di gis sax mu daal di génn àdduna ci suuf su nga xamante ni daal dafa màbb ci kawam moom mi nga xamante ni nag moom moo di waa ji 4 fan gannaaw buñ ko doon wër daal ay nit daal ñoom ñoo nemmee ko ne ko fii nii am na nit bu nga xamante ni moom moo fa daal di nekk biñ ko daal di génnee sax loolee moom moo war a ñu daal di woo ña nga xamante ni ñoom ñoo di waa sapeur pompier woowaale itam ña nga xamante ni rek ñoom ñoo di waa police ngir ñu ñëw def li nga xamante ni moom moo di constat bi moom nag néewam daal nañ ko yóbbu ci l'hôpital bu Kolda waaye itam di xaaret autopsie bi nga xamante ni moom mooy leeral dëgg-dëgg ana lan moo daal di faat ak anam bi nga xamante ni noonu la génne àdduna. industrie textile Serigne Mboup relance le secteur et lance une usine lundi niki altine daal fas yéene na daal di amalal li nga xam te moom moo di benn usine bu yëngat ci wàllum defar ay tissus yu ñuy sol noonu la ko journal La Dépêche yéenikaay xamle le public yéenikaay moom itamit xëy wax ci offense au chef de l'État le somnifère du contre-pouvoir ñi nga xam te nag ñoom ñoo nekk ci ku jég politique gi daal moom mooy tool ci nga xam te moom la ñuy duppee offense au chef de l'État foofee la ñu nar a jaar ngir nag daal di tëj seen gémmiñ dootuñu mën a ŋàññi li nga xam te moom moo di nguur gi noonu la ko journal bi xamle waaye tamit 24 heures yéenikaay nañu nag Diomaye plaide pour un ordre mondial plus juste autour des valeurs du sport la mu bëgg jamono jile mooy ñu xoolaan nga xam te noonu la ñuy doxale ci àdduna wërngal këpp ñeel wàllum tàggat yaram bu ko defee ku nekk gën a mën a jox cër sa morom waaye tamit lu ci demee ni ay xeex wàllum racisme loolee lépp dootuñu ko gis ci biir làngu ko tàggat yaram loolee moo di bëgg-bëggu njiitu réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye yooyu lay kàddu mu ngi ko yëkkati foofee nga xam te moom moo di ca Paris réew mi quotidien nañu nag diffamation Mansour Faye réclame 1 milliard de francs CFA à Aminata Touré retour sur les temps forts du procès na nga xam te noonu la procès boobu demee 2 minutes quotidien nañu Malick Gakou vote Diomaye mu ne nag le grand parti acte son adhésion à la coalition présidentielle premier acte de revivification de Yewwi Askan Wi en direction des législatives ñi nga xam te ñoom ñoo bokk ci parti bi nga xam te moo di parti Malick Gakou la nga xam te wax nañ ko jamono jile daal mooy soobu nañu ci biir coalition Diomaye président te fas yéene nañu koo gunge ci li nga xam te moo ñeel élection législative yi war a ñëw noonu la ko journal bi xam ne l'éveil quotidien nañu ubbi dëkk le ministre de l'urbanisme va sévir ki nga xam te moom moo di jëriñ joor lu jëm ci wàllum urbanisme dëkkuwaay yi ak lu ñu mel moom nag fas yéene na daal di jël ay dogal ca loolee nga xam te moom la ñu doon woowee cité ubbi dëkk ay nit ñi demoon ci boobu lépp gox fekk dëkkuwaay ku ci nekk rek daal di ubbi kër ga la neex daal di dugg ca biir ne nag nguur gi moom moo koy joxe yaa ko moom waaye nag ki nga xam te moom moo di jëriñ dem na foofee ne nee na nag dana jël ay dogal ci mbir moom la Dakar Time nañu nag jeune migrant sénégalais disparu en mer deuil national Bougane Gueye Dany interpelle les autorités à travers une déclaration vague d'indignation dans les réseaux sociaux ñi nga xam te daal ñoom ñoo di kilifay politique yu ci bëri ñu nekk ci ku jéggi fa mu toll nii la nga xam te bëgg nañ ko mooy suñuy kilifa daal di wax ci li nga xam te ni mooñeel wàllu woowee ne di ndaw ñi nga xam te ñu ngi faatu ci biir géej gi waaye tamit wax ñi nga xam te ñoom ñoo di kilifay nguur gi ñu daal di def li nga xam te moom la ñuy woowee deuil national loolee moo di bëgg-bëggu Bougane Gueye Dany ndax nag la mu jàpp mooy suñuy kilifa dañu soofantal ndaw ñi nga xam te ñu ngi faatu ci biir géej gi noonu la ko journal bi xamle. Presse parue ce jour relate ce tragique accident de la route accident survenu hier matin à la sortie de Ndouloumadi dans la commune de Nabadji-Civol, dans la région de Matam. Accident qui a occasionné la mort de 6 personnes et laissé 14 autres
blessés, dont 6 dans un état grave. Il s'agit d'une collision entre un camion qui venait de Ourossogui et un minicar de 18 places qui venait du Dandemayo, a informé dans les colonnes de Sud Quotidien le lieutenant Ignace François Ndiaye. Il est le commandant de la 5e compagnie d'incendie et de secours de Matam. Et dans les colonnes de Sud Quotidien, le président Bassirou Diomaye Faye réagit à l'accident mortel. Il affirme que ses pensées vont aux victimes et à leurs familles à qui il présente ses condoléances les plus attristées. Au même moment, le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens déplore le non-respect du code de la route et des règles de conduite. Au moment où le quotidien s'intéresse à la régulation des secteurs de la presse et de la pêche. Pour non-respect du code de la pêche, le quotidien Le Soleil d'informer que 24 navires ont été arraisonnés et 103 millions de francs CFA d'amende versés au trésor public. L'État lance tout simplement ses filets d'après le quotidien, avec les journaux mis en garde pour le dépôt légal et l'audiovisuel suspendu à la délivrance des licences. Pour Walf Quotidien, c'est un coup de balai dans la presse avec le fisc, la coupure de publicité, l'exigence du dépôt légal de la réglementation par les éditeurs. Restons dans le secteur de la presse avec cet hommage rendu à Babacar Touré 4 années après son rappel à Dieu. Hommage rendu par Ibrahima Bakhoum dans les colonnes de Sud Quotidien. Hommage intitulé Babacar Touré, 4 ans de l'absence éternelle. L'ancien président du groupe Sud Communication, Babacar Touré, plus tard porté à la tête du CNRA entre 2012 et 2018, était un incontesté leader et avait un esprit ouvert à tous les vents du progrès. La presse perd son emblème, annonça Sud Quotidien dans son édition du 27 juillet. L'univers médiatique a été secoué comme rarement auparavant. Les unes de la presse quotidienne ne sont que sur ce militant des grandes causes démocratiques, dont la liberté de la presse. Opération Tébou Tank saison 2, suite et pas fin. En fin de compte, Sawai, Bougane Gueye Dany, c'est comme qui dirait le chef incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de l'opposition au regard de ce que nous livrent les Échos. À la une du journal, il est écrit tragique, disparition en mer des jeunes sans réaction du gouvernement. Bougane Gueye ouvre le feu sur Diomaye. En tout cas, pour le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gobsobob les Diambar, comprenez Bougane Gueye Dany dans le journal Les Échos. Diomaye, président migrant de luxe qui se pavane dans les capitales avec l'avion présidentiel. Sa seconde épouse s'est fièrement affichée avec un sac à main d'une marque de luxe. Dira en tout cas, Bougane Gueye Dany nous livre le journal Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, dans l'As quotidien, on peut lire silence sur les décès de migrants clandestins. Bougane Gueye dénonce le mépris du gouvernement. Le chef du gouvernement qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant l'exclusif ce matin. Le journal de révélé, Bougane embarque Diomaye. Embarquer Diomaye dans quoi? Dans l'indifférence et le mépris face aux dégâts de l'immigration clandestine, indique en tout cas l'exclusif ce matin. Gaañi ñun ñëpp nañ ci wax. C'est normal, il est temps ñu wax ci ndax jotna Baye Dame borom njere nañu ci wax. Ay ca gaañi nañu wax ci mbënd mi lii metti na doy na waar ëpp na tool bu nu ko seetaanee kaw la jëm na ñëpp wax xale yi ay waay dëkk géej gi ngeen bëgg jël di ko def phénomène jàpp ni da ngeen koy def ngir dem tekki ji yéen a waxoon ni projet bi da ngeen koo gëm da ngeen a gëm Diomaye da ngeen a gëm Sonko bu nu faloo nangam nii ki naa mais restez mais bu Diomaye taxawee ba indi ba liggéey ba dëkk bi naat comme gis nga Serigne Mboup macha allah usine ma ngay créer xam nga kooku ma ngay créer emploi bu nu continuer noonu ba réew mi naat macha allah yaatu bu boobaa bu nu soxlaa main d'œuvre ñun fan lañ koy jëlee ana ñan ñooy liggéey ci dëkk bi bu nu soxlaa main d'œuvre ñan ñooy liggéey bu fekkente ni yéen ñi war a liggéey yëpp da ngeen a dëkk géej gi dem te imaginer la plupart ku ci dem la plupart da ngaa yoroon benn marchand ambulant di ko def mu dox. wala soit nga yoroon bitig di jaay mu dox nga jékki-jékki tëj sa bitig dem wala nga jékki-jékki bàyyi sa table dem wala nga jékki-jékki bàyyi sa atelier dem mbaa nga jékki-jékki génn mënaan ngaa football yàlla mayoon na la talent nga ci doon réussir affaire bi di jàll nga jékki-jékki ba fi sa football bi nii da ngay dëkk géej gi faatu ci yoon wi wala nga nekk ci géej gi di napp yàlla di la suturaal ngay am looy dundee heure boo demee géej ami jën ngay góorgóorlu
jékki-jékki ni ko fi ñu ko dem metti na doy na waar kon nag gone yi nañu ko gëm fii ci réewum askanu sunu gaal tekkee am na fi yoon mën nañ fee tekkee bu nu ko gëmee nanu jigéen ñu baax ñi ñu jàppale ñu nañu góorgóorlu nañuy def heure bu nu xëyee bu nu tëddee nu xool tey ana lan lañu mën def ci lu jëm ci wàllum liggéey bu jëmale sunu koom-koom dara parce que tamit adduna bi tamit lu ne gàññi yàllaa koy maye nit góorgóorlu na liggéey suba ba ngoon jot du am dara nit xëy na rek tëdd ci néegam yor téléphone am ci téléphone bi lu bari wàcc fa ci ay koppar vous voyez lu ne am na fi nit def na pari foot am ay milliards nit toog na am ay milliards kon ça ne veut pas dire que ni yaafuus nga déedéet doo yaafuus yow mi toog sa kër amoo liggéey dugal jéem rek nga jéem cee ne waaye tamit nañu wax tamit ci ak ñi nga xamante ni ñooñu nga dëkkal ci kër gi parce que des fois un jeune day nekk ci kër gi du liggéey toog guddee naajee yeewu 10 heures xas yi ci kawam cim ñàkk jom lu tax nga tëdd di nelaw ba heure bii nangam demal wut liggéey wu defoo tus wër di taxawal rek nga nekk ci dëkk bi ñàkk jom xoolal doomi nangam xam nga yooyu mooy tax booy di dugg ci yoo xamante ni yu doy waar la kon nanu wax sensibiliser nañu wax fexe ba gars yi bàyyi géej gi ay waay booy bu leen dem ay waay booy tëju leen rester chez vous confinement boobu fi amoon nu naa rester chez vous dinaa ko wax ci géej gi nag ma bëggee ñëpp nag jaajëfal ñëpp tamit wax dëgg maa ne ku képp ku commentaire ak ku mën a doon foo mën a nekk ci réew mi dinaa tudd saw tur maa ko diggee te diggee nag moom wax dëgg fa yàlla bor la boo ko deful nag moom du baax bor na des koy fay kon nag gaañi ayca ma lim turu ñi commenté ci revue de presse bi yëpp ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa dalee na jàmm lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. chers internautes yu Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. day lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonkoy Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.